N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، الحج كما قال عليه الصلاة والسلام عرفة. فعن عبد الرحمن بن يعمر قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه ناس فسألوه عن الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. وعرفات أو وعرفة أيها الإخوة الكرام يوم اللقاء الأكبر، لقاء العبد مع ربه، اتصال الأرض بالسماء، يوم الصلح مع الله عز وجل ويوم الإقبال عليه، وأيضا يوم العهد على تنفيذ أمره واجتناب نهيه. Chers fidèles, en déroulant la longue liste de ces jours et de ces mois qu'Allah a érigé parmi tant d'autres, nous tombons entre autres sur le mois de Ramadan, connu de tous, mais aussi sur un des 4 mois sacrés, qui est le mois de Zulhijjah. Ce mois qui est le mois du pèlerinage à la Mecque et aussi le dernier de l'année musulmane renferme 10 jours. 10 jours à propos desquels le Messager sallam nous dit: Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Le Messager sallam nous dit qu'il n'y a pas de jours meilleurs auprès d'Allah que les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, le mois dans lequel nous sommes. Il dit: c'est dans ces jours que les bonnes œuvres sont plus appréciées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore, chers fidèles, dans ces 10 jours, il y en a un. Il y a un jour qui peut changer le cours d'une vie. Un jour qui peut changer le cours d'une vie en ce qu'il renferme comme événement, mais aussi en ce qu'il renferme comme enseignement et bienfait venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit du 9e des 10 jours, plus connu sous le nom de Yawm Arafah. Durant ce jour, chers fidèles, les pèlerins à la Mecque, tous de blanc vêtus et bravant des conditions laborieuses, stationnent sur la colline d'Arafah et y passent une journée qui restera gravée dans leur mémoire. Dans un sermon que j'avais formulé ici il y a 3-4 ans, je rappelais les propos du frère Malcolm X qui s'est transformé lors de son pèlerinage et notamment lors de sa station à Arafah. Il disait, je cite: du haut de cette colline d'Arafah, j'ai tout compris. Du haut de cette colline, j'ai compris combien il était dangereux de tenir tout homme, quel qu'il soit, pour un Dieu. J'ai compris du haut de cette colline qu'il n'y a de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith rapporté par Talha ibn Ubaydillah, le Messager sallam nous dit: Ma ru'iya ash-shaytan yawman huwa fihi asghar wala adhar wala ahqar wala aghyadh minhu fi yawm Arafah wa ma dhak illa lima ra'a min tanazzul ar-rahma wa tajawuz Allah 'an adh-dhunub al-'idham. Le compagnon nous dit que le Messager sallam le raconte que il n'y a pas un jour où Ash-Shaytan est plus humilié et plus gêné que le jour de Arafah. Et ce, dit-il, en raison de ce qu'il voit ce jour-là comme miséricorde divine se répandre sur tous les serviteurs, mais aussi l'absolution de leurs grands péchés. Chers fidèles, le stationnement de Arafah constitue l'étape clé, le nœud du pèlerinage, comme le disait le Messager sallam, Al-Hajj Arafah. Quand on parle du pèlerinage, c'est en partie à cause de Arafah. Le stationnement de Arafah, chers fidèles, rappelle aux pèlerins un jour terrible,
qui est devant chacun d'entre nous, le jour du jugement. Ce jour-là où tous les gens seront ressuscités avec leur plus simple appareil. Le Messiah sallam nous dit Tuhsharuna yawm al-qiyamati ufatan ghurla. Le Messiah sallam nous dit que le jour du jugement, c'est-à-dire on sera ressuscité avec notre plus simple appareil. Personne d'entre nous ne sera vêtu. Et il dit que c'est ce jour-là aussi où ce ne sont pas en fait, c'est-à-dire notre langue qui va témoigner pour nous. Ce ne sont pas en fait, ce ne sera pas notre langue qui va dire ce qu'on faisait de bien ou de mal. Allah SWT nous dit Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Au contraire, ce jour-là, Allah SWT nous dit que notre langue, notre bouche sera scellée. On ne pourra pas parler. Qu'est-ce qui parlera à la place? Il dit ce sont nos œuvres. Et il dit que ce jour-là, nos mains diront ce qu'elles ont acquis. Nos pieds également diront ce qu'ils ont acquis. Allah nous dit Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Il dit encore autre part faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Ce jour du jugement que nous rappelle le jour d'Arafat, Allah nous dit que ce jour-là, quiconque aura fait un plus petit bien, il le verra. Mais c'est-à-dire quiconque aussi en fait aura agi, c'est-à-dire en mal, si petit soit-il, il le verra. Chers fidèles, au-delà de ces enseignements que l'on peut tirer du stationnement de Arafat, Allah SWT aussi en fait en a joint d'immenses bienfaits. Pour les pèlerins présents, Allah SWT en a fait un moment d'invocation qu'il s'est promis d'exaucer. Le Messiah sallam nous dit Afdalu du'a yawmi Arafat. Le Messiah sallam nous dit que la meilleure invocation est celle faite le jour d'Arafat. Et pour aussi les non-pèlerins, les musulmans restés chez eux qui ne sont pas partis faire le pèlerinage, Allah SWT leur a légiféré le jeûne de ce jour-là. Et le Messiah sallam nous dit Sawmu yawmi Arafa yukaffiru as-sanata allati qabla wa as-sanata allati ba'da. Le Messiah sallam nous dit que le jeûne du jour de Arafat efface les péchés de l'année d'avant et ceux de l'année d'après. أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. mbokk yi sunu boroom mi ngi wax ci alquran di seedeel nit koo xam ne nii buñ ko tuddee rek sunu xel day dem ci période yi nga xam ne nii ci lañ toll. nga xam ne histoire am wala dundam dafa lëkkaloo lool ak li nga xam ne nii mooy Makka, waaye tamit dundam tamit dafa lëkkaloo lool ak li nga xam ne nii mooy weer yi nga xam ne nii ci lañ toll. kooku nag li tax alquran di ko tudd lu bare bari dafa nekk nit koo xam ne nii dafa yéeme woon ci ci ay jikko yi mu boole. ndax alquran taggee na ko noo xam ne nii daanaka booy xool ay jikkoom di nga gis ni ndakate kii kat bëriwul looy gis ci doomu aadama wala sax daanaka amul looy gis ci doomu aadama bu mën a dajale ci ay jikko lu ni mel. sunu borom mi ngi wax naan inna Ibrahima kaana umma. sunu borom mi ngi wax ci Ibrahim mu ne ñu Ibrahim mu ne xeet la woon. sunu borom buñ ne xeet la woon nee na Ibrahim, c'est-à-dire en fait il portait toutes les valeurs qu'on pouvait retrouver dans une communauté. lépp luy valeur rek mu nekk lu baax nga koy fekk ci communauté ci ay nit yu baax nee na boo ñëwee da ngay fekk Ibrahim nekk ku ko dajale. nee na kon Ibrahim maanaam c'était un guide, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui incarnait toutes les valeurs qu'on pouvait retrouver dans une communauté. moo tax mu joxoñ ko mu ne qad kaanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. nee na vous avez un modèle parfait dans la personne de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim sunu borom daf ko mayoon ay jikko yu jafe moom yi ma tudd léegi. bi ci njëkk Ibrahim c'était quelqu'un koo xam ne dafa engagé woon. li ñuy wax Ibrahim dafa nekkoon nit ku baax waaye yamu ci woon de nekk moo tamit muslih.
naan dafa baaxoon waaye tamit engagé woon ci lan di fexe maanaam mbir yi di baax lépp loo xam daf ko waroon moom fi mu nekk ak fi mu dëkk li nekkoon lépp autour de moom daraan fexe balan ba mu baax mu jaral ko nag ay sacrifice physique ak aussi c'est-à-dire li nga xam ne nii mooy intellectuel bi ci njëkk ci li nga xam ne nii mooy wane ni nga xam ne noonu la Ibrahim maanaam amee woon engagement mooy Ibrahim bi mu nekk jeune te nga xam ne yàlla da ko teel a jubal sunu borom mi ngi wax naan wala qad aatayna Ibrahima rushdahu min qabl nee na Ibrahim bi mu nekk jeune nee na laa ko jubal nee na mu xool environnement am gis xeetam ñuy jaamu lan ay xërëm Ibrahim ne lii du moo ko setaan loolu mooy engagement tey mooy tax tey ay nit jug wala boog nekk fi ñu nekk am ay poste yu baax am nekk ci confort waaye gis ni am na ci fi ñu dëkk ay mbir yoo xam ne nii mi ngi daw te warta am ñu jug sacrifier seen doole sacrifier seen am ne dañ koy xeex loolu leçon la bu ñuy jàng ci Ibrahim alayhi salaam keroog kon ci la jug xeex loolu ba mu jaral ko lu bëree bëri waaye tamit coûté ko tamit ay mbir yoo xam ne nii yu bëree bëri la moo tax keroog bi nga xam ne nii gis na ay nitam di jaamu xërëm mu ne leen waaw ma hadihi tamathilu allati antum laha akifun lan mooy xërëm yi nga xam ne nii maanaam yéen ngi koy jaamu ci lan ngeen ko teg waaye bi mu dégloo ay nitam te waajuram bokkoon ci joxuñu ko lay bu leer mu ne leen tallahi la akidanna asnaamakum seen lii dinaa ko fi jëlee loolu mooy engagement te ni mu ko waxee woon noonu la ko jëfee ndax dem na maanaam waaye ba nit ñi génn dem feet mu daaneel seen xërëm yépp pare jël benn jaasi lonk ko ci xërëm bi nga xam ne moo gën a mag bi ñu ñëwee di laaj waaw kan moo def lii gars yi ne ko ñun de am nañ benn jeune buñ fi dégg bu engagé sax du seetaan dara loo xam ne day ñaaw wala boog dafa yàqu lépp lu mu gëmul rek da koy feeñal da koy wane ñu ne kooku de dégg nañ ko muy diingat sunu yàlla yi est-ce que du moom bi ñu ñëwee laaj ko comme def na pexe mu ne dem leen laaj bi gën a mag comme moom am na jaasi boo xam ne làmboo na ko est-ce que du moom moo ko def foofu mi ngi communiquer ak seeni xel Ibrahim kon loolu kon di wane li nga xam ne nii mooy engagement boo xam ne amoon na ko mënuñu jàll ci lépp luy wane engagement Ibrahima alayhi salaam ci alxuraan waaye dañuy tudd rek ñett bi ci njëkk mooy li ñu wax léegi waaw mooy engagement bi beneen bi mooy fermeté bi Ibrahim engagement bi mu amoon daf cee boole woon benn fermeté boo xam ne dafa jéggi dayoo fermeté boobu nag mënoo ko comprendre lu dul yow gisoo Ibrahim beneen jikko bi mu am bi mujj te moom laay njëkkee mooy li nga xam ne nii mooy lewet bi Ibrahim ànd ak ni mu nekkoon ku ferme dafa nekkoon tamit ku lewet sunu borom mi ngi naan inna Ibrahima la awwaa'un halim ne Ibrahim nit ku lewet la woon lewet boobu mooy tax Ibrahim di wax ak papaam nga xam ne moo daan yett xërëm yi di ko jaay Ibrahim ànd ak ni mu meloon ci tawhid ànd ak engagement bi mu amoon mu koy tenir discours boo xam ne foo ko natt ci dusóor rek weesu na ko mu naan ko yaa abati laa ta'budi shaytaan mu ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka adabun min arrahman ne ko waaw baay booy di utiliser langage bu nooy ne ko papa wala père man de maa ngi ragal li ngay def nii nekk jaamu li nga xam ne mooy shaytaan mu ne ko yow papa maa ngi ragal ne lii de boo ci deewee wala boog nga topp ko yàlla dina la mbugal de Ibrahim di tenir discours bu mel noonu di ko tenir ki nga xam ne nii mooy waajuram loolu kon mooy dusóoru Ibrahim te muy fañ tamit ci yeneen passage xam nga keroog bi nga xam ne nii malaaka yi dañ doon dem di bëgg a alak xeetu Luut nu ñu def dañoo jaar ci ki nga xam ne nii mooy Ibrahim biñ fa jaaree comme dañoo yor ay jëmmi nit Ibrahim ndeysaan nekkoon ku baax li ma ko waxee léegi mu gaawantu rek rayal leen nag bu ndaw indil leen ko pour ñu lekk malaaka yi muuñ ne ko ñun yàlla moo ñu yónni ñu leen fu ñu leen yónni mu ne lan inna muhliku ahli hadhihi al qarya nee na daa am xeet boo xam ne dañ leen war a mbugali te moo nekkoon xeetu Luut Ibrahim xamoon na Luut doomu ndeyam la woon waaye yërmande bi nga xam ne moom la am te mu xam ni xeet boobu kat bëri na ñu fay def lu bon te bakkaar bi ñu doon def nekkoon bakkaaru ngóor jigéen waaye Ibrahima yërmandeem mu ne leen lan waaw inna fiha Luuta Luut mi ngi foofu bu ngeen leen mbugalee da ngeen koy mbugalaale ngir rek maanaam mu dawal xeet boobu li nga xam ne nii mooy mbugal war suñu borom tàgg ko ne inna Ibrahima la awwaa'un halim Ibrahima nit ku lewet la woon lewet boobu nag lu tax ma jiital ko mooy
dalay jaaxal après kon naka la Ibrahim kon mënoon fermer ba am yenn engagement yi ba mën a fekk maanaam ay nit teg seeni xërëm mu màbbal leen daaneel ko ba mën a fekk tamit maanaam papaam gannaaw bi mu ko woowee ak douceur boo xam ne kenn mënu koo melal waaye bi mu demee ba xam ni kii kat ndekete fas yéenewul jaar ci yoon mu wax ko ni ko yow kat sama diggante ak yow dog na àddina ak alaaxira Ibrahim wax ko ni que maanaam sama diggante yow dog na àddina ak alaaxira nga gis ni ñetti valeurs yi nga xam ne moom laa lim léegi muy engagement di fermeté ak douceur nekk ay jikko yu jafee dajale ci nit léeg-léeg mën ngaa gis nit ku engagé pare boole ci wex nekk ku métti nekk c'est-à-dire ku jafee waxtaanal waaye tamit léeg-léeg tamit nga gis nit koo xam ne nii maanaam mën na am engagé wul waaye nag dafa duu waaye maanaam boole ñetti jikko yi nii lu jafe-jafe la te Ibrahim maanaam daf ñu koy jàngal xissa Ibrahim dafa lëkkaloo lool ak li nga xam ne nii mooy période yi ñu toll duñ ci ñëwaat ndaxte waxtu bi duñu ko may waaye tey xam ngeen ni Ibrahim ni mu amoon fermeté li mu amoon engagement ci mbiru sunu borom taxoon na maanaam même ba ci tabaski bi nga xam ne ci lañ jub ci loolu la jóge woon ndax dafa gént sunu borom digal ko te xam ngeen géntu yeneen te dëgg la sunu borom digal ko ne ko na rey li nga xam ne nii mooy doomam mu ñëw ne ko yaa bunayya inni ara fil manaami anni asbahuk fanzur maza tara wax ma loo ci gis mu ne sama doom man de gént naa yàlla digal ma ne lan ma rey la nga gis ni kon maanaam Ibrahim dafa boole woon ay jikko yoo xam ne nii jikko yu jar a jàngat la mbokk yi ñu ngi toll ci weer boo xam ne nii weer bu am solo la xam ngeen sunu boroom ni ma ko waxee léegi ci partie française bi dafa am ay bés yu mu yëkkati ci par rapport ak yeneen am tamit ay weer yu mu màggal ci par rapport ak yeneen ku ci nekk rek xam na ni weeru koor moo gën beneen weer budul moom waaye tamit gannaaw weeru koor am na beneen weer boo xam sunu daf koo yëkkati ci par rapport ak yeneen weer yi mooy weer buñ toll nii muy Zulhijja muy nekk c'est-à-dire le 12e mois de l'année musulmane te ci weer bi tamit sunu boroom am benn bés am ay jours yu mu ci jagleel nee na mooy 10 premiers jours yi nga xam ne moo jiitu ci weer bi mu ne jours yi yenn sasam di wax mu ne amul ay bés yu gën 10 jours yi nga xam ne nii maanaam sunu borom mi ngi ko junj nee na ci 10 jours yooyu tamit mu am benn jour boo xam daanaka foo ko tënk ci màggaay rek maanaam weesu na ko te bés boobu noonu mooy yawmu arafa rasul sallam di wax ci li nga xam ne nii mooy ngëneel li ci nga xam ne ñi nga xam ne dañoo aji màkk ginnaaw li nga xam ne mooy leçon yi ñu ci mën a jàngee ci ay leçon yu mag a mag ñi nga xam ne ñoo nekk arafa di fa jàng bokk na ci ngëneel yi mooy sunu borom mi ngi wax naan nee na du delloo ñaan boo dañ koo ñaan ca arafa loolu nekk benn waaye tamit ñi nga xam tamit maanaam dañoo demul arafa nga xam ne dañoo dund rek bés bi ci fiñ nekk sunu borom ubbil leen benn buntu boo xam ne nii buntu jaamu yàlla la bu mag a mag mooy lan mooy woor rasul sallam di wax mu ne képp koo xam ne nii woor nga bésu arafa yàlla dina la jéggal sa bàkkaar yi nga xam ne dafa jiitu mooy at bi jiitu ak sa bàkkaar yi nga xam ne nii maanaam moo jëm ci at bi nga xam ne nii moo ci topp ñu am kon rafet njortu ko ñi nga xam ne kon yàlla xéwale na waaw daf leen defoon xéwal daaw ci heure bii ñu wooroon jour arafa ñooñu kat mën nañoo njort ne bu dee seen koor nangu na que yàlla mën na am li ñuy dund nii lépp lu ñu def ci bàkkaar yàlla jéggal na leen ko nga gis ni kon loolu nekk ay occasion yu mag a mag yoo xam ni ëpp na jullit bi di ko rate arafa nag bu dente ni ci makkatal mukarram ndaxte foofu la nekk suba incha allah samedi ci lañ koy taxawee ñuy soññ mbokk yépp ne leen kat nañu fexe ba bés boobu noonu bu mu leen rëcc te bokk na ci liy tax nag bés bi bañ laa rëcc mooy nekkul rek nga woor ko waaye nag nga fexe tamit ba lépp luy tax ñu nangu koor nga def ko ndaxte gis ngeen maanaam yiw bi ci yàlla dige dafa rëy xam nga doomu aadama yi maanaam du ñu jug ci di def ay bakkaar du ñu jug ci di def ay njuumte boo fàttalikoo bu dente ne da ngay jéem a fàttaliku li nga defoon daaw ci ay bakkaar ak léegi munoo koo compter am na sax yoo xam ne fàtte nga ko ndeysaan waaye bu dente ne yàlla nangul na la mën na am yu bare bari mu jéggal la ko moo tax muy wax ni sax bésu arafa bi nee na bokk na ci bés yi nga xam ne seytaane daf ciy mer nee na gisuñu bés boo xam ne ci la seytaane di gën a mer xol bi maanaam gën a bon mooy bésu arafa ñu ne lu tax ñu ne li nga xam ne yàlla maanaam li nga xam ne suñu bon da ko ciy wàcce ci ay yërmande waaye tamit li nga xam ne daf ko ciy jéggale ci ay bakkaar yu mag
gis ni kon wax dëgg maanaam war nañoo ñaax ku nekk mu fexe ba bés bii nii maanaam bañ koo rëcc ci lan ci mu sellal yéeneem maanaam mu fexe ba li nga xam daf koy def mu jublu ci yàlla kese. doo ko def parce que pour lan nit ñi naan diw de woor na tey wala diw kat woor wala déedéet da nga koy def maanaam ngir yàlla rek tax te boo ko wooree tamit nga ñaan yàlla nangul la ko te loolu bu ko yàlla nangoo lim ci digge ci ay yiw moom rek moo xam nu mu toll. allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasanatan wa qina adhaba an-nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wal-maghfira. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم بلغنا يوم عرفة اللهم بلغنا يوم عرفة اللهم بلغنا يوم عرفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.